ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi tey dañuy ñëw wax ci li xew ci penc mi buñ naan penc mi nag mooy mboolem support moo xam média internet ba ci làngum politique bi li fi xew lii lépp mënuñ ko dëxëñ ci li ñuy woowee penc mi ci jamono gi ñu toll. bi ci njëkk ab leeral bu ndaw la du sax jàngat mais leeral bu ndaw par rapport ak yenn vidéo ñuy envoyé ay soppe ay fidèles abonnés yu ñuy envoyé ay mbir naan diw wala diw mi ngi wax ci yéen te ndeysaan jubluwu ci leneen lu dul di la bàyyiloo xel yenn kuti yi mbaw ñu bëggoon profité rek ñaan leen du lu ñuy forcé mais ñaan leen ngir yàlla ñu bañ a di sóoraale yooyu ba ñu koy envoyé wala di may tur ñoo xam ni ndeysaan kenn mësu leen bàyyi xel boo génnoon ci mbedd Sénégal yi laaj seen tur kenn xamu leen seen discours mësul impacté kenn amul lu ñu apporter combat bi yeneen ambition la ñu am daan ci ñëw ba noppi nag nekk ci réseaux sociaux yi di mbubbu activisme li tax sax ñu gën ci revenir mooy dafa am beneen mbokk bu baax a baax bu ñu bind naan ñu ndax da ngeen am ay jafe-jafe ak ñi nga xam ne ñooy activistes yi ñu ne ko araam musul am na activistes yoo xam ni ñii ñu ngi Sénégal ñeneen ñi ngi bitim réew te ñun jàpp nañ ni ñooñu ëpp njëriñ fuuf gën ñoo engagé ci ni ñu bëgg Sénégal mel foofu daañ fa taxaw leeral ak ñi nga xam ne ñoo leen rax te bokk ci ñoom ñooñu la ñuy wooyee waa uxlu buruxlu naafeq yi mbubboo combat yi pour yeneen ambition ñooñu duñu ay activiste ay bukki yu sàngoo deru bay lañ loolu dañ ko leeral lan mooy seeni pexe. deuxième partie bi mooy violence bi ñu nemmeeku encore une fois ndax duggulet ci wàllum politique bi ñun dañ ne woon sax dañoo tàyyi ci di wax lan moo war a nekk suñu taxawaay contre nervi yi ndax duñu wax violence entre deux camps déedéet fii amul ñaari camp yu jàmmaarloo di xeex benn camp moo fi nekk armée ay Samba Boy di wër di agressé bi ci mujj Ziguinchor la amee woon gannaaw ba fa Ousmane Sonko demee te ñu ko def di ay àndandoo Doudou Ka vraiment ñun waaj yi bëgguñu woon sax attardé wu ci ay mbiram ndax ñaari yëf moo tax sénégalais yi xam ko mooy sàcc gi mu nekkee woon FONGIP lu jege 6 milliards mu daal di koy saagal pexe ba noppi simuler benn cambriolage ne dañoo toj bureau yóbbaale ay information personnelle lépp pour nëbb détournement yooyu noonu loolee lépp daañ ci ñëw ak ni mu demee woon ñu daal di koy rawale yóbbu ko AIBD la nekk ci aéroport boobu noonu moom ci wàllu mauvaise gestion ëppul kenn tey muy recruter ay nervi ngir bëgg waa góor ak tur li tax ñu revenir ci mooy ni ñu bëggee wëlbati carte yi ci li xewoon Ziguinchor ñu war a jàppe agresseur yoo xam ni benn dëkkuñ fa duñu ay doomi Casamance ñaar dañu préparé woon pour jël ay bakkan gaañ ay doomi aadama ñu wëlbatiku bëgg leen def ay victime ñuy dem ci ay plateau télévision di victimiser wu alors que seen place kaso la woon mu leer ñu ni Sénégal léegi dañoo daganal agression umpatul kenn léegi lan moo ci war a nekk suñu taxawaay ak kii di Doudou Ka lan moo ko jaral li lépp ci mbir moom la ñu ñëw. dañuy taxaw d'abord ci ñi nga xam ne ñoo ñuy demandé ndax da ngeen am problème ak activistes yi fii lañ koy waxee te du mës a soppeeku amuñu problème ak benn activiste ci Sénégal moo xam ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk bitim réew. activistes yi nag xam nañ leen mooy ñi adhéré ci mouvement yi collectif yi moo xam FRAPP Y'en a marre Nitu Dëgg Ñoo Lànk ak ñeneen ñi nga xam ne dañoo porté ay combat ba ci seeni localité boo jëlee par exemple histoire bu yàggul ay jeunes yu dëkk Pikine créé collectif tuddee ko sama suuf ma yokk sama armel ñoom bi ñeneen di xeex ci beneen wet ngir nu ñu mën a ñoŋalee suñu dund ñoom ñi ngi xeex pour bu ñu deewee fan la leen di suul ay xale yu ndaw dëkk Pikine mag yi topp seen ginnaaw ñii xeex nañ ba yàlla may leen ndam lii ci activisme la bokk engagé wu pour sa gox mu am ñoo xam ne ñoom nekkuñ Sénégal ñu ngi bitim réew am seen liggéey nekk dans de bonnes conditions mënoon nañ ni seen yoo newul ci problème réew mi ñii la ñuy wooye les vrais activistes donc bu ñu jaawale vidéo bi ñu doon leeral ci faux activistes yi tudduñu woon sax tur ñoom ñi ma leen limal sànq ak ñeneen ñu fàtte gisuñ ci seen bopp bay tontu déggoo ci kenn àddu ci parce que ñoom ci dëgg lañ nekk donc pour ñi ñuy poser ay questions yaakaar naa leer na Xalaat TV amuñu problème ak benn activiste ci Sénégal wala bitim réew. léegi nag dafa am ñoo xam ni duñu ay activiste duñu lanceur d'alerte duñu ay taskatu xibaar duñu sax tudd seeni tur di leen defal promo ndax kenn xamu leen yu mbubboo combat yi soppi lu bon li fi nekk taxu leen di jóg waa uxlu buruxlu lañ leen di woowee ñoom seen combat mooy nee nañ tarixa yi ñoo yàq Sénégal
te faaw ñu dindi leen fi ba ñu set wecc ngir réew mi mën a jëm kanam. pour ñoom li El Hadji Oumar Tall, Cheikh Ahmadou Bamba, Seydi El Hadji Malick Sy, Seydina Limamou Laye, El Hadji Ibrahima Niass, Bou Kounta Ndiassane ñii liñ fi bàyyi comme héritage moo tax Sénégal dellu ginnaaw d'après ñoom li ñu wax ci lii la ñuy dox suba ngoon guddeeg bëccëg. chaque fois ay abonné nañu doo leen wax ci ñi saaga suñu kilifa diine yi li ñuy tontu souvent mooy yéen ñi dem di leen suivre di leen dooleel di leen may ay vues yéen a tooñ seen bopp. man du ma perte sama temps ci loo xam ne amuluma benn njariñ. temps dafa cher sëriñ si liñ fi liggéey même seen njaboot gi ñu fi bàyyi seen sët yi buñ doon def naka sudul noonu mënuñ koo yàq dañ ciy tuuti lool. léegi nag groupe boobu nga xam ni dañoo am un programme bien défini dañoo soppi léegi doxalin comme que yàgg nañu wax mais chaque jour suñu pas-pas jëmale ci suñu kilifa yi di gën a yokku ñu daal di tëggaat ay pexe yu bees comme que léegi activisme moo xew ñu làqu ci ginnaaw yenn combat yi pour dérouler seen campagne. ñu dem ba ci biir gis ni démarche bi doxul kenn dégluwu leen ñu seet ni benn xalaat TV comme que seeni vidéo dina def au moins ay 100 000 vues ñoom ñu créé ay comptes yu bare bari abonné mel ne ay soppe alors que ay faux type lañ naan ñu wax leen ci tarixa yi pour ñun ñu porter leen seen message. au début comprendre ñu woon ndax ñoo ngi doon sax waajal benn vidéo ci lan la ñu jàpp ni moo war a nekk taxawaay suñu kilifa diine yi ak fi Sénégal toll wax ko ci yar ak teggin ndax ñun ñoom la ñu am te soxla nañ ñu addu ci fi Sénégal nar a jëm ndax bu deuxième vague amaatee kenn dootul déglu kenn te bu boobaa kilifteef dafay rafle Sénégal te ñun dañoo soxla ku ñu yëlif. mais ñu gis ci compte yooyu noonu doon ñu interpeller moo xam Facebook wala YouTube saa ñu dugalee vidéo wala beneen publication ñooñu fépp fu ñu waxtaanee sëriñ si dañ fay dem di saaga. ñu gis ci compte yooyu noonu kenn ku traité woon ci beneen vidéo bi ñu publié woon ci beneen chaîne YouTube sénégalaise bu ñu doon suivre muy traité ab xalif général naan ko Père Noël. ndeke mooy compte yooyu ñu créé pour ñëw ci xalaat TV ak yeneen site internet pour di commenter naan wax lañ ci tarixa yi boole koo ki saaga. ci lañ nag reculer ne kon dafa am ñu créé ay compte Facebook ak YouTube yu baree bari pour xëy suba ngoon pour influencer jëmale ci benn agenda bu ñu tëgg contre tarixa yi ñun ñu ne lépp lu rax manipulation règlement de compte ak mbiru naafeq duñ ci dugg wala di ko dooleel. boo gëmul tarixa yi assumer sa position nga ni man lii mooy sama combat mu leer naññ ñun duñ la mos a tontu li ñu jàpp mooy ni mu amee ku naan man bu weesoo alxuraan ak sunna soxla naa leneen pour gën a xam suñu borom te ngir loolu damay wuti wasila noonu itam la keneen amee droit ne man bokkuma ci benn tarixa alxuraan ak sunna dong doy na ma te dañ ko war a nangu loolu. ñun ñii rek partagé woon nañ fi benn ba ñaari yoon vidéo oustaz Mor Kébé te pourtant gëmul yoonu tasawuf bi ñu gëm ñun mais est-ce que loolu war na tax ñu bañ ko ba bu defee sortie bu am solo bu jeunesse bi war a jëriñoo moo xam ci nouvelle ordre mondial ak lu ci war a nekk taxawaay jullit bi rawatina ndaw bi est-ce que ñun waruñ ko tasaare. dañ koy partagé jël ci li nga xam ne moo ñu ñor ba noppi respecté ku li mu gëm mais li ñu dul nangu mooy ñeneen ñuy utiliser ay combat politique maanaam yow assumé wu sa position di woowe sa bopp activiste te bokkoo ci lii la ñu souligné woon ci benn vidéo pour xamal manipulateurs yooyu noonu ñu noppalu ndax comprendre nañ seen campagne bu ñu dugal ci seen tàppale yooyu boobu xamuñu woon sax ñan ñoo làqu ci compte yooyu. léegi nag leeral yooyu ñu defoon dafa meloon ni cuuraayu dëmm ndeke gannaaw vidéo boobu noonu ñi làqatu woon ci compte yooyu di commenter naan xalaat TV yaa fi ne di la jay te mosuñu laa gëm naan waa léegi waxal ci tarixa yi te ñun xamuñu woon ñoo ñan gannaaw vidéo boobu dañoo meloon ni ay dëmm yu jëfru après la ñu ay abonné envoyé seeni vidéo naan ñu diw ak diw ñoo ngi wax ci yéen mais yàlla xam ne ni mosuñu leen bàyyi xel par la suite la ñu xam ni kon ndeke ñii ñoo créé woon ay compte di dem ci ay commentaire di saaga suñu kilifa maanaam dañ leen démasqué li tax ñu wax rek ku nekk tëb mel na ay golo yu ñu tompat ndeke ñoom ñoo doon créé ay compte ci ay tur yu bokkul fu nañu wër fa di saaga ak manipuler. bañ demee xool seeni vidéo ndeke da ngay gis ku def benn live benn ba 5 compte ñoo koy partagé ci ay centaine de groupe Facebook mais benn cercle lay doon benn nit mooy créé ay 10 compte di ko partagé fu nekk parce que kenn xamu leen te bëgg nañoo siiw moo tax duñu tudd turu kenn di la defal promo liggéey leen buzz yombewul noonu parce que benn mag dafa naan nit ki lépp looy def danga ci war a am nawle sa nawle mooy koo xam ni sëkk ngeen waxtaan wala parfois nga partagé vidéo am parce que njariñ la yenn saa nga cité ko en exemple boo amee temps dem di ko suivre
parce que li muy waxtaan xam-xam la engagement la lu dëggu la ci moom du kuy tricher mais ñoo xam ne da ngeen di seetaan ñuy wax ay waxi dof même bu ñu amul information dañuy créer di sos duñ la xamal loo xamul woon bu OFNAC wala IGE bindoon rapport tey duñu jël seen temps au moins ñaari fan jàngat ko daal di koy tekkeel askan wi ñu xam li nekk ci biir lu tax parce que amuñu niveau dañoo am feebar bi tubaab naan paresse intellectuelle koo xam ni dafa yaafuus ci wàllum xel faaw ñu exciter seeni neurones gis bu leen ngir saafara lompañ boobu nekk seen bopp yi di leen tere xalaat ñoo xam ne duñu gëstu suñu histoire di ko xamal ndaw yi ndax amuñu culture générale farataaluñu gëstu li xew ci dëkk yi wër Sénégal te ñu war ci bàyyi xel moo xam Mali Guinée Gambie wala Mauritanie doo ci dégg kenn ci ñoom def ci benn analyse bu objective ndax xamuñu lan mooy géopolitique ak histoire u dëkk yi vraiment ñii defuñu leen ay nawle bokkuñ sax li ñuy def bokkuñu yoon bokkuñu combat bokkuñu démarche bay jokkalanteeg ñoom ay kàddu ñuy wax ñuy tontu duñu seen mappandoo ñoom ñoo ñuy seetaan par force chaque fois ñuy déglu leen naqari ndax ñun dañuy promouvoir suñuy mag te daañ ko déglu par force seen xol yi du ko labanti leen mais ñun amuñu jotu déglu ay waxi dof yoo xam ni dañuy tiit sax ci nelaw naan dañuy def ay live di tànqal nit ñi ñun kanam yi ñu envoyé fan yi naan ñu ñii ñooy wax ci yéen comme ay film horreur amul koo ci xool di ko xemem ndax amuñ leer te leer googu noonu wéetal di sabal sa borom di dóor say salaatu ala nabi borom bi di la ko delloo ci yiw loolu moo koy joxe mais ñun ay nit yu lëndëm ci zaahir ak baatin nañu gis ay doomi aadama yu torox te bañ seen bopp doo leen xool di am lenn looy xemem ci ñoom amaluñu njariñ seen waa kër bay amal njariñ Sénégal ñooñu ñooy taxaw naan combat yow ci ban combat nga bokk combat bi dof yi bokkuñ ci ay nit njaay lañ ci soxla borom xel yi ñoo xam ni fu Sénégal wootee ñu teew ñoo xam ne ñi ngi bitim réew mais fàttewuñu fa ñu bàyyi ko ñi ngi yee askan wi di participer activement ci luy soppi lu bon li fi nekk mais comme niñ ko waxee woon rek saagakat yi ñi mbubboo activisme te xamuñ lu mu doon dañ leen war a identifier génne leen ci mbir yi jalax leen ca àll ba ne yàq mu naqari ndax amuluñu njariñ lu yàqu ñooma donc Xalaat TV amuñu problème ak benn activiste dafa am ay naafeq yu mbubboo combat yi pour beneen agenda waa uxlu buruxlu ñu démasqué leen sàcc bu doon yor nag boo ko jàppee loxo ci poche faa mu wéqu kon jëfru national bi ngeen nemmeeku fan yi lii dong moo ko waral kon nañ leen bàyyi ñu jëfru parce que cuuraay bi lañ tàll li am solo mooy duñu may kenn promo daañu nag dugal ay coups yu sew parfois may leen 48 heures ñu jëfruwaat comme que ñoom amuñu ay thèmes yu ñu abordé dañoo pan inspiration ñu may leen thème muy Xalaat TV ñun ñu nekk ci li jëriñ askan wi ak sujet yu am solo di pousser jaam yi ci gëstu ak topp njàngale suñu mag yu baax yi mbir mi xel la du lëfër-lëfër yi. gannaaw loolu ñu ñëw ci agression bi xewoon Ziguinchor lu yàggul déjà bëgguñ ci woon sax àddu ndax li ñu jàppoon mooy comme que Doudou Ka politique na ba seen régime nekk ci tànk nërmeelu ñaari at dong moo leen fi dese ñu jàppoon ni da cee bëggoon profité pour am tur déjà li mu ci bëggoon am na ko mais à quel prix ci ban njëg mooy tax na ñëpp dem gëstu mooy kan ba xam càcc gi mu nekkoon biir FONGIP mais comme que Sénégal dem na ba léegi dañuy promouvoir sàcc di promouvoir médiocrité ñu jëlee ko foofu noonu yóbbu ko ci bopp AIBD mu yore ko yoreen gu bon a bon ñiy voyager di tukkee ko ñëw duñu weddi manque d'organisation bi nekk AIBD parce que ay poste politique lañ fa teg ñoo xam ni sénégalais ñoru leen mais wër lu neex seen chef de parti mooy nekk seen yitte suba ngoon lii moo jaral Doudou Ka bi Sonko demee Ziguinchor comme que nguur gi ba tey mi ngi ci ay tànkam buñ ko mënul éliminer ci wàllum yoon pour bañ soulèvement populaire mën nañ ko rey loolu jarul sax ñu ciy wéeri ndax discours am homme politique yi ko fi tenir yëpp jóg nañ seen i mbir en complicité ak waa France léegi nag moom ak staffam ñooy xool ni ñuy gérer loolu xool d'abord li muy dugal ci biiram ndax mën nañ toqal lu ndaw ci li muy naan mu koy ngecc ndànk-ndànk ñu naan dafa feebar ba maara day tàlli waxoon nañ ko fi itam lu yàggul mooy kaaw mercenaires yi Macky Sall jëlee bitim réew indi leen Sénégal mel ni ku nekk ci guerre kenn ci ñooñu bi Sonko defee woon conférence de presse di xamal ni Macky Sall dugal na fay mercenaires dafa supprimer photom ci compte LinkedIn bi mu créé woon te yaakaar naa kuy dox ci jàmm doo dégg ku moom xar mi rek nga bàyyi buum bi ñooñu noonu ay sniper lañ mën nañoo toll fu sori yéeg ci ay immeuble benn bal lañ lay viser dóor la ko nga daanu daal di faatu ci même jour bi vol spécial génnee leen Sénégal du mujj fenn noonee pouvoir nekkee sa kaw
noonu itam la suq yu ci mel ni Doudou Ka di préparer ñëw sonk Ziguinchor jël ay nervi jëlee leen Dakar loo xam ne Macky Sall sax du ko yëg ngir bu ko patron bi yëgee kontaan lii moo xewoon Casamance bëgg waa góor. beneen mbir aussi bi tax Doudou Ka dugg ci bases yu ni mel mooy dafa amel jukkal Macky Sall ndax da ko protéger ci càcc gu rëy gu mu defoon ba mu nekkoon FONGIP benn fonds boo xam ne nguuru Sénégal moo ko fi teg ngir financer doomi Sénégal yi investir ci secteur yoo xam ni mën na jëmale suñu réew kanam. Doudou Ka nekk fa 2013 ba 2020 juróom-ñaari at mu bàyyi fa boor yu jege 2 milliards yoo xam ni ay dette fiscale la ba noppi amel ay këru liggéeyukaay pour bañ a def publicité ay centaines de millions. mu ne jënd na ñaari appartement pour mu nekk siège FONGIP ñaari appartement yi boo ko boolee lim ko jëndee 1 milliard 200 millions la. appartement laa leen wax loo xam ne mënoon na ci tabax immeuble bu rëy rëy boo xam ne état bu Sénégal moo koy moom buñ doon lim scandale yi du jeex. en tout cas bu ñu boolee lépp li mu yàq ci xaalisu Sénégal jege na 6 milliards. ba mu demee ba xam ne làmbaay mën naa ñaaw moom Doudou Ka dafa simuler benn cambriolage maanaam fay ay doomi aadama ñu sol ay kagul dugg ci bureau benn guddi mais laaj leen lan la ñu sàcc ay ordinateur ak ay documents FONGIP la ñu sàcc yóbbu lépp pour ëllëg bu ñu ko waree auditer moom Doudou Ka mu ne dañoo yóbbu archive yi daal di koy sàcc kii moo Doudou Ka délinquant bu mag a mag la. waaye fan ngay xamee ni Sénégal du réew Macky Sall du ko jëlee foofu noonu FONGIP yóbbu ko AIBD këru liggéeyukaay boo xam ni sénégalais yu bari avant sax ñu koy ibbi dañ fa déposé woon ngir liggéey kenn mësu leen jël seeni CV mbalit ma la jëm. te moment boobu noonu Doudou Ka mi ngi wutal ay contrat booy topp ci ginnaawam ñoo xam ne amuñu benn xam-xam jànguñu ñuy liggéey AIBD à la place de jeunes yi jàng compétent am seeni diplôme. kenn ci coggam yooyu noonu mu duggal AIBD mooy Alpha Omar Sow bii dëkk ba Yëmbal ñu yóbbu ko ba Ziguinchor te mu defoon vidéo di bàkku naan ñoom ñooy agressé Sonko. Nous croyons à son excellence le président Macky Sall. Nous croyons à notre leader Doudou Ka borom Casamance te le 23 janvier. léegi agresseurs yi nga xam ni Doudou Ka daf leen jël ñuy liggéey AIBD sans compétence defuñ fa dara lu weer dee ñu fayeku fekk diplômé yaa ngi chômé ñooy ànd ak moom mu leen di defloo di leen waxloo bu leen nee rey leen diw sax ñu rey ko. parce que ab baadoo la boo ko bëggee soppi mala xam nga Ngelawaar dafa ni ab gor boo ko bëggee soppi mala mais ñun dañ ne. ab baadoo la boo ko bëggee soppi mala de ko jox bés bu yàlla sàkk li muy dundee mooy genre Alpha Omar Sow yi nga xam ni Doudou Ka moo yor seeni kër ay mala yu ñu xontu lañ. moom ak ñi mu àndal identifié nañ leen ndax ñoom nëbbatuwuñu filmé nañ seen bopp te mu wóor leen ni dara du leen ci fekk mais dañoo mujj jël waa ji def ko victime muy wër ci ay émission di am lu muy wax. nga gis ci ay média ñu naan xeex bi amul Ziguinchor te loolu amul xeex ñaar ñoo koy def li ñu gis Ziguinchor mooy. ay doomi aadama yu def ay live naan yéen waa Sonko yi génne leen ñu duma leen. ñun waxoon nañ leen fi kenn dootuñu déggati ñu naan na yoon def liggéeyam tant que Sénégal mi ngi wëy di doxee nii. lii bu ko beneen activiste defoon wala membre opposition du fanaan këram ci guddi gi lañ koy jàpp. Guy Marius Sagna gannaaw bañ ko agressé woon Nianing mu porté plainte ak turu ñi defoon ñaawteef bi ba tey mujjul fenn. ñoom Abdou Karim Gueye bi leen commissaire Masserigne Faye ak ay élément am defee woon lu ñaaw a ñaaw ba tey forage na la xëddeem. Pape Abdoulaye Touré buntu université lañ ko interpellé woon def ko lu métti métti ba naroon damm loxoom tuumal ko policier ya ko def dara inquiété wu leen. léegi nag comme que yoon may na ñi ànd ak nguur utiliser violence te dara du leen ci fekk ñooñu nga xam ne nag ñi ngi dal seen kaw moo xam opposant ba activiste ñoo war a jël seen matukaay ba beneen mbir xew. li am Sénégal dóor fayu moo koy réglé tant que jàpp ñu fay nervi yu tekkiwul dara duma leen ba ñu nooy nepp lii dafay wëy di am ëllëg daañu defaat ay vidéo di waxaat ci même problème yi. dëkk bu yoon amul takk der yi démissionné ku bokkul ci pouvoir seen yoon newul ci sa kaaraange ñoom sax ñoo lay toroxal. defante dong moo koy saafara amul beneen mbir li ne suñu kanam xeex dong mooy tax mu jóge fi kon taxaseelu bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di la jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.